Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Portez tout mon soutien. Waaw ñu bëgg xamal président Macky Sall amna lo xamantene dafa ñaaw ci réew bayil doomu jaamu ni ngay top di japp par kenn ñi ngeen wara japp jappu leen te ciowli xam ngeen li koy fay mais yéen ko bëggul fay ndax tay ñi ngeen wara top ak ñi ngeen wara déglu bo leen topé déglu leen kon ciowli jeex na bu yàgg kon du yegg ci fi kon ku nekk xam na fo fété parce que enquête bi dafa leer man duma duggadi sax ci waxu enquête bi parce que lolu jël nako bayiko sama ginaaw quoi li nek sama kanam laay wax tay ji amna nit yo xamanteni bo len wowe enquête len mbir mi dina fété bor au lieu ngay top di japp wa passé fi jéemal nga xam avocat biñ tuddu ci dossier bi ak médecin biñ tuddu ci dossier bi té ñu yombal Sidi Ahmed Mbaye mu mëna circuler ci heure couvre-feu ñoñu wo len nga déglu len téléphone Adji Sarr boko jëlé dem Sonatel ñu relever le appel yim def ci jour bobu di nga xam kan ñoo nekk ci ginaaw dossier bi comme que gaay yi néna yow nekkoo ci ginaaw dossier bi bu fekkonte ni nak bëgg nga jéxal ciow li bu fekkonte ni fo bëgg nga jéxal ciow li fofu nga wara jaar té nga bayyi doomu jaamur yi ngay maltraiter di leen top di leen japp kenn ay père de famille lañ am seen liggéey bayyi leen ñu dem doxi seen liggéey aduna nak aduna li gëna metti ci aduna moy ki nga xamanteni yalla meeno ko ay noppam wër te buggul dégg ki tëx mooy ki nga xamanteni bugul dégg te yow président Macky Sall japp naa ni yow tëxoo da nga buggu te dégg waaye bu fekkente ni buggoo dégg di nga dugal sa bopp dugal peuple dëkk bi ci loo xamanteni di nga ko réccu gis nga grandeur mooy nit nga juum nangu ne dama juum grandeur mooy nga échec nangu ne dama échec nga jàng ci leçon ñëg baaxul bul topp ñëg boo ñëgee rek di nga dugal dëkk bi ci loo xamante ni doo ci mucc sa njaboot du ci mucc am ngeen défaite devant le peuple sénégalais nangu leen ko bu fekkente na ngeen bëgg a sauver dëkk bi nangu leen seen défaite ngeen gas mbir mi ba mu xóot suul te ngeen condamné ñi nga xamanteni ñoo def jéye ji ak complot bi te nga jublu ci liggéey dëkk bi parce que ñun dépassé nañ foo xamanteni dañuy nekk ci réew moo xamanteni nit ñi lekkul ñu naanu ñu ni bëgg rek ay problème mu sexe ak ay viol c'est des choses terre à terre nit ñi dañoo dépassé loolu état waroon na tal leneen lu dul nekk ci ay problème mu viol ay opposants yu violé ñu leen ni jiñ ay viol yoo xamanteni amut presque 2 semaines dëkk bi puusul paasul waxu Ousmane Sonko Adji Sarr télé yeeg yëpp mais quand même il faut respecter les Sénégalais dossier bi li ci nekk léegi ñëpp xam nañ ko kon président Macky Sall ñu lay ñaan bul topp sa xol bala ngay dugal dëkk bi ci guuta goo xamanteni doo xam foo koy waxee yéen ñi nga xamanteni yéen lañ tudd ci dossier bi yéen Yakham Mbaye ak Maodo Malick Mbaye yéen ñu tudd ci dossier bi parce que dañ lañ ci tudd ba àdduna bi yëpp teg ci seen bët ak yow avocat Dior Diagne bi ñuy wax Sidi Ahmed Mbaye Adji Sarr sa wax may waxam ndax kooku moom boo deful nang dootul wax génn leen ngeen wax li nga xamanteni moom ngeen def ba nara dugal sénégalais yi ci guuta ngeen taxaw jégalu askan bi président Manzongo du ko soxor bo leen ko jégalu dina leen jéggal pour sauver ce pays génn leen ngeen wax ak askan bi li nga xamanteni loolu ngeen def ba nara dugal Sénégal ci loo xamanteni Sénégal musu ko xam Maodo Malick Mbaye maa ngi lay interpeller parce que yow lañ tudd ci dossier bi
ak sa jarbaat Sidi Ahmed Mbaye ak yow Yakham Mbaye ak yow mi nga xamante ni yaay avocat Dior Diagne yéen lañ tudd ci dossier bi bu fekkente ni da ngeen a yaakaar ni Sénégal bu takkee di ngeen ci mucc ba tax ngeen toog fi ngeen toog ne da ngeen di dëgg bal bi yéen a ngi nax seen bopp. bu fekkente ni da ngeen yaakaar ni nit ñi amuñu fit génn manifester seen naqar ba fu mu am neex ba tax ngeen ni wër naan nit ñi sañuñu génn sañuñu manifester wu yéen a ngi nax seen bopp. bu dee da ngeen jàpp ni Sénégal bu takkee di ngeen ci mucc seen njaboot yi mucc ci yéen a ngi nax seen bopp. Yakham Mbaye démb na nga am na dañ la yónnee sa kër ay GMI ak ay policiers GMI yooyu ak policiers yooyu ñu yónnee la seen kër ñu yónnee la sa kër xamal ni bu dëkk bi dee tàkk mënuñu la garantie. kon génn leen ngeen wax ak population yi nangu seen erreur te ngeen bañ a ñëg ngeen jéggalu Sénégalais yi jéggalu président Ousmane Sonko te ñu jël sunu Sénégal ànd jug fas yéene koo defar ba 2024 président Macky Sall jël ay bagages dem ci jàmm bàyyi réew mi ci jàmm. président Macky Sall bi ñu lay jox réew mi ci jàmm lañ la joxee réew mi ñun ñëpp danoo jugoon xeex pour nga jël réew mi ndax li ñu président Abdoulaye Wade bëggoon forcer te tey xam nañu ñun ñëpp dañoo xeexoon président Abdoulaye Wade ndax am yaakaar ci yow waaye tey àdduna am na ci ñun dëgg. jug leen yéen Maodo Malick Mbaye encore une fois Yakham Mbaye Sidi Ahmed Mbaye Dior Diagne yow mi ñuy tudd ci dossier bi wax leen ak sénégalais yi li xew te ngeen gas ba mu te bu ko defee ji ngeen jéggalu sénégalais yi ñu gas ba mu xóot suul dossier bu ñu leen di jéggal ñu jéggal leen bu leen yoon di topp ñu topp leen mais bu leen forcer loo xamante ni mënul nekk. Nous, on ne dit pas que le président Ousmane Sonko n'est pas intouchable. Le président Ousmane Sonko, c'est un citoyen comme tout le monde. Bu defee loo xamante ni du dëgg du yoon ñun ñi nga xamante ni ñooy les patriotes ñooy njëkk a génn teg ko ci yoon waaye lii nii ngeen bëgg a doxalee nii du jàll te nit ñi duñ leen bàyyi mu jàll. xam leen ni Sénégal bu tàqee tey wala mu dugg ci guuta goo xamante ni dootu ci génn ba faaw yéenay les principaux responsables. te nous sommes presque 16 millions te am na loo xamante ni nit war na ko daw génn leen ngeen wax ak sénégalais yi yéen ñi nekk ci ginnaaw complot bi buñ leen di jégal ñu jégal leen buñ leen yoon di topp yoon topp leen bu leen jàpp ni buñ jàppee président Ousmane Sonko dina tax ngeen nekk ci jàmm man du man maa inventé ne dañ leen tudd ci dossier bi enquête bi moo yegg foofu. enquête bi moo enquête ba xam ni yéen a nekk ci ginnaaw dossier bi moo tax ñu tudd leen ci réew mi bari na ay sénégalais nous sommes 16 millions mouvement présidentiel du yéen rek yéen a fa nekk kon buñ leen ci tuddee kon il y a quelque chose jug leen ngeen wax ak sénégalais yi ngeen jël seeni ay responsabilité boo leen juumee ngeen nangu ni da ngeen a juum bu leen sénégalais yi di jégal ñu jégal leen buñ leen koy topp ñu topp leen ko réew mi nekkaat ci jàmm. ndax lii di raam ci ñag bi la jëm ndax dafa am loo xamante ni duñ ko nangu te dootuñu ko nangu duñ nangu ay paa yoo xamante ni dem nañ ba am 80 ans ñoom seen dund yépp ci pouvoir ak nguur ak alalu askan wi ci lañ dund ba toll nii am 80 ans bëgg këpp yalwaan bi nga xamante ni les jeunes de 15 ans 16 ans 17 ans ak xale yi war a judd ci loolu lañ yaakaar. duñ nangu ñun jeunesse bi togg suñu añ desul lu dul yàq ngeen ñëw fël ciin bi mu wadd duñ ko nangu duñu nangu liggéey suñu xaalis ba desul lu dul investir ngeen ñëw nangu suñu xaalis duñu nangooti bay suñu tool ba desul lu dul récolter liñ bay ngeen ñëw nangu tool bi duñu ko nangu duñ nangu tabax suñu kër bay desul lu dul dëkk ngeen bëgg a màbbal kër gi duñu ko nangu kon mbir mii ngeen xamante ni moom ngeen dëgmal yaakaar ni sénégalais yi dinañ leen ci bàyyi yéen a ngi nax seen bopp sénégalais yi dépassé nañ politique bi fi amoon ay 10 ans ci 15 ans ci ginnaaw léegi jeunesse bi ñoo jug pour jël seen dëkk en main parce que xam nañ ni yéen paa yi nga xamante ni plus de 60 ans plus de 50 ans yéen a ngi nekk ci bopp
ci bopp pouvoir bi président bu fi ñëw ngeen ànd ak moom duñ nangooti yéen ngeen di jël réew mi di ko sànk ndax daanaka dee moo leen dese. nit da ngay gore as gor da ngay gore munul leen dund seen dund ba seeni dund du waaj a jeex ngeen bëgg a ñëw nag ne jeunes yi duñ fi dundee jeunes yi duñ fi dundee lu neex duñ fi dundee lu baax duñu ko nangu. kon yéen mag ñi nga xamante ni yéen la yàlla dogal ngeen nekk ci bopp gouvernement ba léegi xool leen seen bopp ngeen xool fi ngeen jaar ba ngeen juddoo ba léegi xool seen diggante yàlla xool seen diggante seen njaboot ngeen teg dëkk bi ci yoon ngeen woo président Macky Sall ci ruk wax ko dëgg. mënu leen dund li ngeen dund yépp bëgg na jeunesse bi duñ dund lu neex te doomi Sénégal yi war a dund ëllëg duñ dund lu neex ça c'est l'égoïsme loolu duñ ko nangu. mani yéen yow Ahmed Khalifa Niass miy wër ci télé yi di mel ni kuy jàppale Sonko te bugg koo gën a dugal yow xamal ni jeu bi ngay jeu on l'a compris parce que yow tu veux jouer le double jeu bëgg dugal ci bopp sénégalais yi ne Sonko rebelle la muy diabolisation bi ñuy wax toujours on l'a compris ay Sonko dañ ko soxla pour jàmm ja ca Casamance kañ nga gëj a dégg ay reyante ak ay bombardement Casamance reyante ak bombardement bu amee Casamance état bi moo ko indi moo leen ni cukku xamb benn côté rebelle yi ñu jug rey ay nit Sonko mi ngeen di jël bëgg ko diaboliser mu leer na leen ni loolu rek moo leen dese loolu on va pas le laisser passer duñ ko bàyyi. kon Ahmed Khalifa Niass noppalal sa bopp te nga jël sa àdduna li ci des nga concentré ko yàlla li ngeen di wax ci Sonko amut ndax yaa ngi toog ci télé yi naan Sonko boo demee ci liste MFDC yi di nga fa fekk turam muy wax du ñaaw. beneen bi yaa ngi ne Pastef continuité wu la continuité wu MFDC la yaa ngi nax sa bopp. man je suis wolof je suis né wolof et je vais mourir wolof mais je soutiens Sonko et je suis avec lui ba sama dernier jour dund. Sonko newul Pastef les wolof newul Pastef les séeréer newul Pastef les joolaa newul Pastef les tukuleur newul Pastef les géwël newul Pastef les géer newul Pastef les soosi newul Pastef les bambara newul Pastef les naar dama ne Pastef les patriotes. il a été clair Pastef les patriotes. bu ñu nee patriote mooy nit yi nga xamante ne dañoo bëgg seen dëkk nit yi nga xamante ne dañoo bëgg seen réew nit yi nga xamante ni duñ jariñoo seen réew ñoom ñooy jariñ seen réew. Sonko loolu la woote kon arrêté leen diabolisation bii ngeen di def. Moustapha Diakhaté mag boo nekkee mag da ngay xam ni mag nga dee dese na leen dem ngeen ba jege dee yàlla rek moo xam nag kañ ngeen di dee ndax yéenewuma kenn dee. mais dem ngeen ba jege dee jël leen seen dund gi ngeen concentré ko yàlla te ngeen bàyyi jeunesse bi jug jël sa pays defar ko pour les futures générations. xanaa yéenewu leen seen sët yi fekk neexu Sénégal yéenewu leen seen sët yi dund juddu fekk Sénégal neex yéenewu leen seen sët yi juddu fekk Sénégal tegu si yoon yéenewu leen seen sët yi juddu fekk Sénégal justice bi nekk fi pour ñëpp. mais man je pense que ni vous êtes égoïste te loolu dafa jeex léegi nag duñ leen seetaan ngeen di jël dëkk bi di ko dugal ci guuta. yéen député yi nga xamante ni yéen lañ teg assemblée nationale te defu leen seen rôle te peuple bi dugal leen fa ngeen di wëlbatiw ak seen goree di ak seen égoïsme naan man député Macky Sall la di ngeen xam ni vous avez affaire avec le peuple. ñun peuple bi comme que dañ leen fal dugal leen assemblée nationale ngeen nekk le député du peuple te ngeen ne du ngeen fa nekkal peuple ñun peuple bi leen fa dugaloon dinañ leen wan ni ñun peuple bi dinañ taxawaayu la défense du peuple. kon loolu na leen leer ci seen bopp ragal leen yàlla te ngeen xam ni àdduna day jeex. président Macky Sall lii ngay forcé du jàll. day woo appel sa jabar madame Faye Sall na la woo ci ruq wax la dëgg. sa doom Amadou Sall na la woo ci ruq wax la dëgg. say frère nan la woo ci ruq wax la dëgg. say sœur nan la woo ci ruq wax la dëgg. yéen ñi ay cousin Macky Sall ay cousinam woo leen ko ci ruq ngeen wax ko dëgg. yéen ñi ay xaritam ay àndandoom woo leen ko ci ruq ngeen wax ko dëgg.
yéen ñi ay dëkkandoom woo leen ko ci ruq ngeen wax ko dëgg. yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi nekk ci ginnaaw Macky Sall di ko jay nan ko forcel bul teggi sa tànk forcel bul teggi sa tànk réew mi bis bu duggee ci guuta du ngeen ci mucc parce que da ngeen yaakaar ni GMI ak gendarme yi ñu leen tegal seen buntu kër yi dina tax ngeen mucc ci yéen a ngi nax seen bopp. parce que démb Yakham Mbaye dafa am loo xamante ni da ko souligner dafa ne man je protège ma famille moo tax kilifa réew mi bi ñu déggee affaire bi ñu ma ciy tudd ñu jël ay GMI ak ay homme de loi yónnee leen sama kër ñu toog di ma garder. kon yéen vous protégez vos familles te yeneen familles yi xalaatu leen ci leen lu dul toroxal mais vous vous trompez mais mënu leen làkk seen famille ne da ngeen di toroxal yeneen famille yi c'est inadmissible duñ ko nangu. nit mënoo ne da ngay jël sa njaboot teg ko ci jàmm njabootu keneen tu t'en fous bu fekkente ni da ngeen yaakaar ni réew mi bu nit ñi jugee wala nit ñi am beneen comportement buñ doxalee réew mi ba réew mi nekk ci guuta di ngeen ci mucc yéen a ngi nax seen bopp. président Macky Sall encore une fois xoolaatal sa bopp te nga nangu déglu dëgg xool ñi lay wax dëgg. alerté nañ la nag benn yoon du ñaar yoon dëkk bi mi ngi lay alerté du benn du ñaar jeunesse bi alerté nañ la du benn du ñaar mag ñi alerté nañ la du benn du ñaar bul dëgër bopp. bul mujjee puso bi mu réer ci say loxo yàlla dogal na jël nañ la fal la ci njekk ak teranga lan ñu waxoon gisuñu ko ñu dem ba gis keneen koo xamante ni dig nañu loo xamante ni ñun ñëpp am nañ ci yaakaar ba desul lu dul jël ko exploité ko jariñoo ko ngeen na du fi am da ngeen di nax seen bopp bul déglu ñu lay jay dellul ginnaaw ci lii. tey li xew université bu fekkente ni nit nga te bu fekkente ni am nga ay conseils yu baax war nañ la dellul ginnaaw alerte la nag ndax dafa am loo xamante ni nit ñi mënatuñ ko nangu un groupe de 500 personnes mënatuñu nangu un nombre de familles yoo xamante ne matuñu sax 1500 familles bëgg ñoom féetewoo li nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk. bëgg ñoom kese di am ay privilège bëgg ñoom kese di dund ay dund yu baax bëgg ñoom kese di am ay kër yu rafet bëgg ñoom kese di am ay oto yu rafet ci kaw alalu askan wi nit ñi toog di ko seetaan li ngeen ni yuuxu yëpp daw ci télé yi ay boy passif dañoo agressif dañoo violent dañoo lii du lenn lu dul vous voulez protéger vos biens te ça ne passe pas comme ça respectez leen nit ñi yàlla mooy bind te yamalewul loolu ñëpp nangu nañ ko. adduna ba muy tukki dañ am ay pauvre am ay riche mais ni ngeen ko bëgg a doxalee moo jaaduwul te léegi ñu on en est conscient de ça moo tax kenn du ko nangu li ngay def nii bu yeboo nga dellu si ginnaaw te xam ni doo ci am ndam nit da ngay am grandeur boo juumee wala nga def erreur da ngay nangu ni juum nga wala nga def erreur boo tooñee da ngeen ba aju taxaw ne maa tooñ bal ma àq dellu leen ci seen décision yi ci seen yii ngeen bëgg a def intérêt benn nit wala intérêt ñaar nit bu mu leen jaral ngeen dugal Sénégal ci guuta Sénégal musul xam lii kon il faut reculer parce que ñun ñu ko sekkal duñu reculer kenn du reculer nit ñi duñu reculer parce que dañoo sonn te xam na ni seen cin biñ tegoon 2014 ba léegi avec le président Ousmane Sonko desul lu dul yàq ko sóor nañ ko ba baaral ko ba desul lu dul yàq ko lekk ngeen ñëw na doole nga fi lekkee non vous vous trompez dellul ci lii nga dëgmal te nga xool sa diggante ak yàlla te nga respecté sénégalais yi naw sénégalais yi ndaxte sénégalais yi jël nañ réew mi teg ko ci sa loxo ci jàmm ànd ak yow gunge nañ la ci jàmm dem ba lañ leen digoon ak ba lañ leen waxoon gisatuñ ko ñu wëlbatiku taxaw nag ne dañuy jëlaat seen réew ndax réew mi santul Sall santul Wade santul Diouf santul Senghor santul Sonko réew mi ñëpp ñoo ko bokk ñun kiñ am yaakaar ci yow te nga dig ñu programme bu baax yow la ñuy àndal te nous ne sommes pas là pour le président Ousmane Sonko encore une fois je le répète nous sommes là pour le projet PASTEF
parce que projet Pastef fi même keneen ku ko porté woon ku dul président Ousmane Sonko dañ ciy ànd ak yow buñ ko falee ëllëg buñ gisee ni lam ñu dig def ko ñu taxaw tamit ne ko lan ñu waxoon defoo ko kon nit ku baax da ngay nangu ndogalu bi yàlla ndogalu yàlla ci jaamu yàlla la bokk sénégalais yi ñi ngi lay wan ni ñoom bëggatuñu la ñi ngi wan ni président Ousmane Sonko fi mu ne nii yàlla yow la def ci suñuy xol fi mu ne nii yàlla yow la def li nga xamante ni tey yaakaar nañ ko ci li jëmale Sénégal kanam ci yow lañ ko gis li nga xamante ni tey sunu njaboot yi nga xamante ni ñi ngi war a juddu dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans dans 50 ans ci yow lañ ko gis li nga xamante moo leen nar a jëmale kanam kon nit munoo fexe ba tey jant bi ak say loxo munoo fexe ba tey taw bi ak say loxo kon gëmal yàlla nga nangu li yàlla dogal ndax 2012 ni Sonko mel ni ci sénégalais yi noonu la sénégalais yi meloon ci yow ndax doyaloon ci gestion ak la manière de gouverner du président Ablaye Wade léegi yàlla dogal na ba yow lañ ñu digoon defoo ko te doyal nañ ci ta manière et ta façon de gouverner ngala bu lekk ci ndab li bëgg cee xëpp suuf ñi la jege nan la wax dëgg yéen ñi ay mbokk Macky Sall wax leen ko dëgg tëj leen ko ci ne ngeen wax ko dëgg ne ko ne dellu ginnaaw te teggi tànkam ci mbir mi te bu leen sonal nit ñi ak mbir mi c'est privé ñaari sénégalais c'est pas privé bu fekkente ne mbir mi c'est privé ñaari sénégalais la mais jël leen Adji Sarr ngeen delloo ko ay mbokkam même bu fekkente ne pour sa sécurité mais ngeen jël ñaar wala ngeen jël ay GMI tegal ko fa comme ni ngeen defal yenn autorités yi kon c'est pas privé parce que buggu leen Adji Sarr wax bu fekkente ne mbir mi c'est pas privé bu fekkente ne mbir mi c'est privé lan moo tax tey ngeen jëlee enquête bi ci section de recherche patamee dossier bi bëgg ko jox juge d'instruction pour mu gaa woo Sonko dóor ko mandat de dépôt na leen leer ni loolu du jàll nit ñi duñ nangu mukk ngeen di jël président Ousmane Sonko di ko tëj ci ay caaxaan vous vous trompez lourdement kenn du nangu ngeen jël président Ousmane Sonko di ko tëj ci ay caaxaan bu defoon loo xamante ni deful patriote ñoo koy njëkk a jàpp ñoo jébbal ko justice kon mani encore une fois yow Yakham Mbaye yow Maodo Malick Mbaye yow Sidi Ahmed Mbaye duma tudd Adji Sarr parce que Adji Sarr moomatul boppam génn leen ngeen wax ak sénégalais yi ak yow avocat bi ñu ciy tudd yow Dior Diagne génn leen ngeen wax ak sénégalais yi li xew parce que mbir mi complot bi leer na te viol amu fa ndax certificat médical bi wane na ko leneen loo leen fi forcé nag mbirum jaay doole la génn leen ngeen wax ak sénégalais yi li xew seen benn famille bi ngeen am Sénégal bu mu tax ngeen dugal Sénégal gi yépp ci danger Sénégal du benn famille kese il y aura des risques seen benn famille kese bu mu tax ngeen jël 16 millions de sénégalais dugal leen ci guuta am leen grandeur am personnalité wu taxaw wax sénégalais yi li xew buñ leen koy baal ñu baal leen ko buñ leen koy topp ñu topp leen ko nit du ñëg guerre boo gis ñëg moo ko indi nit du ñëg famille bu tas ñëg moo ko indi nit du ñëg mag ak rak yu xuloo ñëg moo ko indi nit du ñëg dëkk bu tas ñëg moo ko indi nekk ngeen ci erreur yàlla dogal na la ngeen doon dil yàlla weer na leen yàlla dogal na la ngeen doon bëgg antuwut ndax doomi gor kenn du ko toroxal yàlla fa muy defaree nit mënu fa yegg bay yàq bu leen ñëg boo leen bëggee sauver dëkk bii bu leen ñëg génn leen ngeen wax sénégalais yi dëgg président Macky Sall prends tes responsabilités et il faut sortir par la grande porte. C'est le peuple qui est souverain. Peuple bi mooy décider son destin. Mais amul kenn koo xamante ni ci yéen ñi ñu dénk ay responsabilités mën nga décider le destin du peuple. xam leen nag li ngeen yor ndénkaane la moomu leen ko
te nit bu la dénkee bu soxlaa lam la dénkoon jël ko nga delloo ko kon génn leen ngeen wax sénégalais li xew yéen ñi nga xamante ni yéen a jege sëriñ si encore une fois yéen ñi nga xamante ni yéen ay bëkk néegu sëriñ si yéen ñi jege sëriñ si yéen ñi nga xamante ni boo leen xëyee di ngeen xam li xew ci dëkk bi dem leen ngeen wax sëriñ si li fi xew ngeen wax leen situation bi dëkk bi nekkee te bu leen ci nëbb dara ngeen wax leen li xew commencement ba fin comme ça ñu mën a génn jël seeni responsabilité wax ndax lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn tey nag les étudiants wane nañ seen bopp te alerte nañ président Macky Sall te adduna bi yëpp Sénégal 14 régions yoo dugg yëpp ñëpp jug nañ alerte te bu fekkente ni da ngeen jàpp ni nit ñi dañuy wax nii rek yéen a ngi nax seen bopp kon encore une fois seul le peuple est souverain man jeunesse bi laay waxal ndax am na dund goo xamante ni boo naree continuer di ko dund yàlla sedd na ni dee sax moo ko gën di dund dem am 30 ans 40 ans nekk sa kër bàyyi am fa benn néeg yor fa jabar yor fay doom dépense da nga koy këlëj yi xalaatoo am kër ci sa àdduna boo amee soxla da ngay wër ci kër nit ñi di ñaan bu sa jabar amee doom da ngay woo ay nit pour ñu dajale la dund googu dee sax moo ko gën kon jeunesse bi jug leen ngeen xeex li fi nekk te bu leen nangu kenn yàqal leen président Ousmane Sonko c'est l'avenir waxuma sax ñun c'est l'avenir de nos petits-fils li muy woote ak li muy wax réew mu ci jaarul mënoo développer ñun nag dañuy wax parce que ñun dañoo xam lan mooy développement ndax dañoo dugg ci àdduna bi xam ni yàlla am na beneen yàpp bu dul jën xam ni am na beneen dund boo xamante ni du lu ñuy dund Sénégal kese kon mes frères c'est maintenant le changement te nous sommes à un pas du changement kon nañ ko gën a gëm ne nous laissons pas faire député yi nga xamante ni yabal nañ leen assemblée nationale te taxawuñu fa nañ nangu cër bi ñu leen joxoon wan leen ni kon ñun ñooy le peuple parce que bu fekkente ni yow dañ la fal ne le député du peuple te nangoo taxawal peuple bi kon peuple bi dina jugaat wala ni moom mooy peuple bi ok na ñëpp fagaruwaat ñëpp takkuwaat ñëpp xam ni Sénégal bu baaxee ñëpp lay baaxal nañ bàyyi di xool suñu intérêt bopp ñun kese nañ bàyyi jàpp ni Sénégal bu baaxee benn nit rek lay baaxal nañ bàyyi aussi naan du ma xeexal politicien on ne se bat pas pour Sonko on se bat pour le projet on se bat pour le projet et la solution de Pastef c'est ça le véritable problème loolu la nit ñi war a xam nit ñi dañuy xeex parce que projet bi la projet bi nga xamante ni réew mu ci jaarul doo développé wu kon encore une fois dëkk bi jot na sëkk ku nekk li nga am ci dëkk bi nga jot ci te c'est le moment nañ jël dëkk bi teg ko ci yoon ñi jàng mën a am liggéey di liggéey ñi am métier mën a am seeni mën a am seeni entreprise ak seen atelier ci dëkk ci réew mi di fi tekki ñi jaay mën a investir am seeni magasin ak seeni société di tekki ñi bëgg a créer ay usines di transformer toog ci réew mi di tekki ku nekk la ngay yëngu lu ne nga toog ci réew mi di ci tekki foofu lañ toll fi mu ne nii kon gars yi encore une fois nañ jàppante gën a mobiliser wu te vigilant te xam ni buñ bàyyi ci paa yi nii nekk fii xam ne dee rek moo leen dese di ñu noot dafa doy foofu lañ toll munoo dund 80 ans te continuer di noot say sëtaati sët munoo dund 80 ans ci nguur yow lu nekk Sénégal defal la ko te yow lan nga defal Sénégal qu'est-ce que vous avez foutu pour le Sénégal vous ces vieux là lan ngeen defal Sénégal wax leen ko léegi nag ñun jeunesse bi dañoo jug xam li xew gannaaw nax ngeen sunu maam yi nax sunu baay yi nax sunu ndey yi ñun duñ nangu ngeen nax ñu dinañ taxaw affronter ko defante ko ba dernière minute luñ ci am jël te j'en suis sûr que ni ci liñ nekk ni buñ ci jugut réew mi dina changer ba ku nekk am sa cër am sa gëdd ci réew mi ndax réew mi mënul continuer bu la borom doole tooñee yóbbu la justice gagné la bu la borom doole tooñee yóbbu la police gagné la bu la borom doole tooñee fu mu la mënti yóbbu gagné la te da ngay am say dëgg loolu ba kañ boo nekkee doomu borom ndombal tànk wala boo doomu borom daraje yow loo def ci dëkk bi dara du la ci fekk
100 mètres boo fa demee doomu jaaykatu caaf yeeg doomu jaaykatu gerte yi ñoo fa fees del kon nag buñ ko nangooti waaw fii la liñ nekk nii buñ ci jugul réew mi dina changer waaw c'était un message boo xamante ne tey il fallait ma lancer ko kon yow président Macky Sall ma lay dellu di la conseiller en tant que frère en tant que doom ñi lay pousser ci mbir mi ñi ngi lay nax ndax doo ci am ndam doo ci am lu la neex gàcce nga ciy jëlee kon recule sur tes pas nga liggéey sa liggéey ba 2024 nga jël say bagage ak say njaboot abal ñoo ñu jël suñu dëkk fas yéene ko defar avec le président Seydina Ousmane Sonko mu sell mi kon gars yi maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp di woowaat patriote yëpp ñu gën a vigilant gën a jàppoo gën a nekk benn gën a gëm le président Ousmane Sonko waaw c'était ça le message kon gars yi maa ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp ba ci beneen waxtaan bu soobee yàlla jaa ngeen jëf gars yi. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.